Yes, I. Yes, assalamu alaikum. Jàmm xewal ak xewal. Waaw sama gaay maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar. Yes, di nuyu ku nekk turam ak santam. Yes, maa ngi nuyu suñu futur président Karim Wade. Di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin. Assane Diop depuis aux États-Unis. Yes, maa ngi nuyu coordinateur ak coordinatrice yi. Animateur ak animatrice yi. Yes, di nuyu responsable yëpp. maa ngi nuyu suñu kilifa yëpp ñu nekk ci biir panel bi. maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar. Yes, di leen naan assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. Yes, yes sama gaay maa ngi nuyu waa staff émission kii kan la. Yes, di nuyu sama best grand Babacar Kébé depuis Italia. Yes, gaay Cheikh sama jinne bi maa ngi lay béggee. Yes, di nuyu Khadim Gueye. Mami Diaw borom Mbour. Nga de borom arobase. Yes. Yes, maa ngi nuyu sama best sister Suka Seck borom Thiès. Sama xarit Kol Crazy béton armé ciment plâtre. maa ngi lay béggee. Yes ay jëlal. non tey foog ñu ruj bi sabe. Yes ay askaw monde la nag. Yes, la voix du cœur. La puissance à l'état pur. La puissance à l'état de Gerkacha. La puissance à l'état Bambakat. Alkodi. Yes. donc tey foog ñu ruj bi sab nag. Yes ay. Yes, sama gars yi seen émission kii kan la. Yes, chaque samedi. mais samedi bii nag c'est exceptionnel. dañ def rek. Yes. ay mbir la. Yes. Yes, sama gars yi l'émission kii kan la reçoit monsieur Baba Aïdara. Yes, journaliste investigateur basé à New York. Yes, c'est samedi 8/9 mois 2018. Yes, à partir de 20h à Dakar et 22h heure Paris. Dara du doy. Yes ay. non foog ñu réej bi sab nag. waaw waaw. Yes. aja. Yes, sama gars yi ñu ngi leen di ñaan képp ku am sa question na nga fexe nag question bi bu mu romb 1 minute na doon question yu gàtt. Yes ay. Yes, seen question yi mun ngeen ko envoyer ci staff émission kii kan la. Yes, Babacar Kébé, Gaye Cheikh, Khadim Gueye. Yes, Mami Diaw ak Suka Seck. Yes. jëlal. aja. Yes. non dañuy rëj bisaab. yesaay. c'est Askaw Monde. C'est la voix du cœur. La puissance à l'état pur. La puissance à l'état de Gerkacha. La puissance à l'état Bamakat. C'est l'Armata. Yes. So est sec. Ngane. Jëlal. Yes.
nga ne yes I yes sama gars yi seen émission la kii kan la chaque samedi mais samedi bi moom c'est exceptionnel la ay mbir la nag monsieur Baba Aïdara moo ay nag mooy borom ruku jinne yi borom angal ba njaaxle borom yunkulu ko taawan yesaay cey yes sama gars yi préparez-vous ça va chauffer yesaay invité bi nag c'est Baba Aïdara yes journaliste investigateur basé à New York. Yes, c'est ce samedi 9e mois 2018 à partir de 20h à Dakar et 22h heure Paris Matin. Bu leen fàtte de daanaka monsieur Baba Aïdara moom mooy borom rek ku jinne yi di borom angle ba jaaxle di borom yunkulon ko taawan yes ay aja yes jëlal ah yes sama gars c'est Aska au monde la puissance à l'état pur yes I la puissance à l'état de Gerkacha la puissance à l'état Babakat yes I asalaamaaleykum stafu émission kii kan la Babacar Kébé maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant di jël nuyoo bi di ko teg si loxo madame la présidente Hélène de la Sopin mu joxoñu ko képp koo xam ne yaa ngi ci groupe bi di ñëw rek mbokk yi tey si suñu émission bu am solo boobu di émission kii kan la tey nag ñuy dalal kan muy Baba Aïdara journaliste investigateur yaakaar naa ne Baba Aïdara nekkatul kenn koo xam ne nii ku ñuy présenté la ci média Sénégal ndax yaakaar naa ne ñëpp xam nañ kan mooy Baba Aïdara kon Baba ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di rafetlu bu baax a baax ci nangul gi nga xam ne nangul nga ñu ko invitation bi ñëw fii ànd ak ñun fas yéene waxtaan ak ñun ci li nga xam ne mooy développement suñu réew di wax ne rek staff bi ñi fi nekk mooy kan ma sœur Souka Seck Khadim Gueye Mami Diaw Gaye Cheikh ñun ñooñu ñoo nekk ci staffu émission kii kan la kon Baba ñu ngi lay dalal bu baax di la wax nga nuyoo incha allah ñu commencé émission bi jërëjëf. asalaamaaleykum man la Baba Aïdara maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci invitation bi kon ma nekk ak yéen fii pour 1 heure de temps incha allah merci Ali. waaw jërëjëf Baba ñu ñëwaat rek di la nuyu bu baax te di la ziar di wax ni rek tey bu ñu bëggoon a xam kan mooy Baba Aïdara lan nga ñuy wax di ànd ak si liggéey bi nag wax dëgg yàlla suñu frère DJ Cherif jërëjëf. ñi ma xamee ci journalisme waaye li ma jàng balaa may dugg ci communication moo di pharmacie laa def journalisme li ma ci dugal liggéey moo ma dugal rek ci journalisme ndax bi may commencé liggéey dama liggéey ci organisation bi ñu tuddee union pharmacien de l'Amérique du Nord ma nekk ci chargé de communication bi ma nekkee foofu chargé de communication bi nag bon du woon man rek maa doon chargé de communication bi il y avait un groupe de communicants de 6 personnes ma nekkoon ci donc union boo ko déggee mooy syndicat wu pharmacien de l'Amérique du Nord dafa regrouper 2 millions de membres entre les États-Unis et le Canada ci noonu laa duggee ci communication avec des rencontres ba ma dem ba nga xam ni am naa sama citoyenneté ma dugg ci fi nga xam ni moom moo di US State Department ci fa nga xam ni
moo di Foreign Press Center ci loolu nag mbirum communication dal ma dugg may dem ba am liggéey fi nga xam ni moo di DEA ci ñi nga xam ni ñoom ñooy saytu mbirum drogue bi ma mooy département bi saytu mbirum trafic international de drogue ci mbirum trafic international de drogue boobu nag si la côtoyé beaucoup d'investigateurs waaye bi may liggéey ci DEA duma woon investigateur déedéet dama nekkoon translator maanaam bu nu intercepté yenn message yi man maa koy tekki ci anglais bu dee message yi dafa nekk ci ay làkk yi nga xam ne moom lay làkk kon noonu côtoyé beaucoup d'investigateurs ci mbirum enquêteur américain ci mbirum trafic de drogue international loolu yóbbu na ma un peu partout ba bokk na ci bu ci gën a célèbre bi nga xam ni moo soxal wàllu Afrique mooy trafiquant de drogue boobu ni jàppee woon ca booru Guinée Bissau mu di Buubu Nacuto te gouvernement Amérique di wax ni sax dafa lëkkaloo kii di mel na yenn président yi foofu ci Afrique ku mel na Yaya Jammeh ak yooyu donc ci loolu laa dugg vraiment ci mbirum investigation que mu nekk benn affaire bi nga xam ne après dafa mujj nekk sama liggéey ba ma mujj dem defi benn formation en communication comme liggéey fédéral la da ngay am possibilité ngay def say formation en communication ci rencontre yi yooyu ba loolu moo ma téye au fait ci communication ma liggéey ak beaucoup de journal ñu sénégalais yu bare xamee ma avec journal bi ni woowee groupe Futurs Médias mais avant groupe Futurs Médias maa ngi doon liggéey ak benn journal bu ñuy woowee Africa numéro 1 donc liggéey ak Africa numéro 1 pendant 3 ans en 2007 si la sama benn xarit ñëw contacté ma mu di Alassane Samba Diop pour que ma mën a nekk seen correspondant fii à Washington donc en gros c'est ça. waaw jërëjëf Baba wax dëgg yàlla kontaan nañ ci biographie bu am solo boobu macha allah di wax rek sëñ Khadim bu dee yaa ngi si ligne bi mun nañ commencé dugal question yi kon sëñ Khadim mun nga dugal question yi ñu commencé liggéey bi jërëjëf. oui salaamaaleykum wa rahmatullah waa staff émission Kii Kan La Askan Monde maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di jaajëfal ñëpp xam naa nuyoo bi sax dama koy xaw a gàttal ñëw directement ci suñu invité di ko dalal jàmm di ko wax bienvenue monsieur Baba Aidara vraiment am nañu mbégte kontaante lool nangul ñu nangul invitation bi gis nañu ni temps bi xaw na jafe ci yow lool waaye nag may nga ñu temps bi kon ñu ngi ciy bég di ci kontaan trop vraiment di la dalalaat bu baax ci biir staff émission Kii Kan La ci kanam tuuti nag maa ngi ñëw di nuyu sëñ Babacar Khadim ñu fekk ñëpp ak question yi jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum panel Askan Monde maa ngi nuyu ñëpp ñu nekk ci panel bi di souhaiter bienvenue à notre invité Baba Aidara je me présente c'est madame Souka Seck coordonnatrice Askan Thiès membre de la cellule de communication Askan Monde animatrice de l'émission Kii Kan La Baba dama doon la laaj par rapport ak licence yi nga xamante ni moom le régime bi accordé par exemple sur le degré d'engagement des deux régimes par rapport à l'ancien régime et au régime actuel sur les licenciements et contrats accordés à Petro-Tim par exemple bu ñuy wax loolu noonu man sama xel day dem directement sur le fameux décret du 19 juin 2012 décret aussi numéro 596 2012 ak décret 597 2012 Baba décret yooyu noonu bëggoon naa nga éclairer si aussi auditeurs yi merci beaucoup. Une deuxième question Baba depuis quand le Sénégal a commencé à exploiter ses ressources gazières ndaxte maanu gaz yi nga xamante ni feeñ na Sénégal macha allah donc bu fekkee xam nga kañ lañ ko commencé exploiter. di ñëwaat avec une troisième question ci même audio bi si ooru Sabadola bi aussi ndax foofu aussi mun nga ñu fi jox ay informations pour auditeurs yi xam si am si une idée exacte par rapport à l'exploitation ak li nga xamante ne ay contrat de traitance la par rapport ak ooru Sabadola bi. si Souka xam nga licence su pétrole
dafa am li nga xam ni buñ koy joxee dafa am ca charte ya nga xam ni ca la toog charte ya mu toog moo di li ñuy woowee ci Sénégal code pétrolier code pétrolier bi ni nga ko voté ci Sénégal ca Assemblée nationale en 98 bien 2 ans avant le départ de Abdou Diouf du pouvoir code pétrolier bi lii la wax dafa ni licence su pétrole naam mën nga signer contrat ak ministre bi mën nga signer contrat sax ak directeuru Petrosen waaye jàppal ne bés boo signer contrat boobu taxul ni am nga licence la lay jox licence kenn rek moom moo la koy jox lenn rek moo la koy jox mooy décret te décret ci loi wu Sénégal kenn rek moo am boobu pouvoir boobu mu di le président de la République moo tax nga naan décret signé par le président de la République donc bés boo demee par exemple nga signé ci code pétrolier bi dafa ni boo signé contrat ak ministre boo signé contrat ak ministre léegi da ngay jox ministre bi argument information yi nga xam ni dafay dëppoog la nga xam ni moom moo di code pétrolier bi boo ko joxee information yi argument yi nga xam ni moom moo dëppoog code pétrolier bi si le ministre bi di gàddu contrat bi mu signé ak yow ak information yi nga ko jox argument yi nga ko jox mu teg ci taabalu président de la République ni que président kii kat argument yi la ma jox information yi la ma jox man ak sama ay employé ci ministère bi ñu demee ba saytu argument yi saytu information yi gis nañ ni kon kii yellool na la nga xam ni moom moo di licence bi nga xam ni tey signaloon naa ko contrat bés nangam weer nangam wala at nangam ci loolu si le président di jël décret bi daal di koy signé ni kon comme nga ni kii li mu wax ni lu am la moo di lan ndax code pétrolier bi moo ni ci article 8 balaa ñu lay jox licence da ngay am alal bi da ngay am expérience bi da ngay am doole bi kon loolu mooy ci code pétrolier bi article 8 kon nag alal bi doole bi expérience bi ci métier bi moom lay yóbbu ca kanamu président de la République mën a signer décret bi kon bu nu référé woo ca la nga xam ni moom te nag dafa ni buñ la signaler nag décret ba jox la licence bi am nga ñetti weer pour nga ubbi compagnie bi nga xam ne mooy représenté compagnie bu mag boobu ni jox licence su pétrole bi kon boo sukkandikoo ci mbirum Petro-Tim comme ni nga ko waxee nu muy demee nii la lu muy demee mooy bu nu indee argument yi information ba tekk ci taabalu président ba nu signé ko loi bi dafa ni am nga ñetti weer pour nga ubbi léegi ci 90 jours yi doo ko weesu war nga ubbi la nga xam ne mooy compagnie bi la représenté foofu ci Sénégal maanaam compagnie bi nga xam ni moom mooy toogal compagnie bi nga xam ne moom na ngi signal wala yow nit ki nga xam ne na ngi signal licence boobu la kon boo ko seetloo ci affaire Petro-Tim bi Karim Wade dafa signé contrat ak ki nga xam ne moo di Frank Timis bi mu signé contrat ak Frank Timis le 17 janvier 2012 léegi dafay xaar léegi Frank Timis ak i njoñam indil ko argument yi information yi pour que mu mën jël document yooyu yóbbu ko ci taabalu président de la République ni ko kii kat wane na ni am na doole ci àdduna bi wane na ni am na alal ci àdduna bi wane na ni am na expérience bi nga xam ne moom la article code pétrolier bi laaj moo tax léegi tey dama indi kayit bi ci sa taabal ngir nga signal ko décret bi mu mën a jot licence am ci loolu ngeen di fàttaliku bi Frank Timis ñëwee Sénégal di wax ni Karim Wade dafa bon daf ko jox rendez-vous à plusieurs reprises nangam kiiwul waaw c'est parce que ni Karim daf ko laaj les arguments les informations pour que mu mën a jël argument ak information yi mën défendre le dossier devant le président maanaam dem ci président ni que kii kat alalam lii la kii kat fii la jaar kii kat teranga bi la def ci mbirum pétrole ci mbirum gaz kon nag yellul na kii bi léegi comme indiwul loolu Karim amatul woon fu muy mën a jaar ci code pétrolier bi pour mën a indi dossier am ci kaw table bi ci loolu nag moom mooy indi léegi beneen coow bu mu indi bi mooy
Franck Timis bi nguur gi changé mu xam ni fu mu nekk nii licence boobu Macky Sall mi nga xam ne xam na mbirum pétrole jaaroon Petrosen xam na information yu wér ci bërëb boobu muy diggante Ndar ak Kayar mu ne attention licence bi kat boo moytul dinaa ko ñàkk ndaxte président ci boppam moom moo waxoon ni mu di Macky Sall moom moo ne bu yegsee ci nguur gi dina dénoncer contrat yi waxul licence yi sax ma def ni contrat yi ñu signé woon ci mbirum pétrole ndax kenn joxeegul licence yi contrat yi moom xam na procédure bi nga xam ni ci nañuy jaar si la nag Franck Timis bi mu yëgee loolu si la Franck Timis daal di naaw ñëw Sénégal lëkkaloog Aliou Sall Macky Sall mi waxoon inspection générale d'État dem leen ngeen saytul ma contrat bi Karim Wade si ñëwoon dem leen ngeen seetal ma ca Petrosen mbir mi nan la tëddee Macky Sall ca la profito daal di signé décret bi mu signé décret bi le 19 juin. le 19 juin bi nan la ko signé parce que dafa am ku war a ñëw def argument yi maanaam comme article 8 li mu wax. mooy article 8 mooy article 8 bi article 8 bi lu mu wax alal bi expérience bi doole beeg teranga bu mu am ci àdduna beeg yooyu si la nag il faut mu am ko présenté ki koy présenté du kenn ki nga xam ne mooy ministre bi ko war a def comme kii di Karim Wade mënu ko woon def ci Abdoulaye Wade ndaxte kii di Franck Timis joxu ko woon mënu ko woon jox information yi ndax Franck Timis amul woon boobu doole waaye comme lëkkaloo naag léegi ak rakku président de la république te Karim Wade newutu fa si nañu jël nag dossier bi jox Aly Ngouille Ndiaye jël ko dem yóbbu ko ci président de la république bi mu ko yóbboo ci président de la république ca la commencé nag c'est le problème ba gën a yaatu ndax Aly Ngouille Ndiaye dafa ni compagnie bi nga xam ni moom laa lay indil nii tey ñun Sénégal dañ ko signé loon contrat biñ ko signalee contrat bi nag tey dama la indil léegi dossier bi ak argument yi information yu war a wér ni tey jii yow président la nga ko war a signer décret bi te argument yi moo di lan moo di compagnie bi tas na àdduna bi expérience bi mu am bi ci àdduna bi kenn mënu la ko wax te compagnie bi kat alalam dafa bare ña nga xam ne ñoom ñoo ko sos ay investisseurs asiatiques yu bare ñoom ñoo daje daal di ubbi compagnie bi ca loolu nag ca laa dem nag di seet compagnie boobu nii wax ndëgëm tas na àdduna bi compagnie bi am na expérience compagnie bi am na alal ma ni kon defal naa ko ma seet compagnie bi kon seet la nga xam ne moom la Aly Ngouille Ndiaye wax devant le président de la République et devant son premier ministre devant l'assistance bi nga xam ne moo doon conseil des ministres bi ma demee saytu compagnie bi lii laa gis compagnie boobu Aly Ngouille Ndiaye di wax ni tas na àdduna ndax Aly Ngouille Ndiaye mu ngi def rapport bi le 7 juin 2012 bi ma demee saytu mbirum compagnie bi ma gis ni compagnie bi Aly Ngouille Ndiaye di wax tas na àdduna bi am na expérience am na lépp gis naa ne compagnie bi musul am fenn contrat wu pétrole li ma ci gën a yéemati mooy ndekete compagnie bi ñetti weer rek la am ndax Aly Ngouille Ndiaye mu ngi def rapport de présentation mu ngi ko def le 7 juin te compagnie bi ni nga ko créé le 6 mars kon boo ko seetloo diggante 6 mars ak 7 juin compagnie boobu mu ngi am lu toll ci ñetti weer kon ñetti weer boobu ma ni kon xëy na ñetti weer yi xëy na moom dafa am alal bu rëy bi nga xam ne ci ñetti weer yi mën na liggéey àdduna bi yépp ba Aly Ngouille Ndiaye di ñu wax ni taar bu rëy bi mu am bi ma demee seet alalam ma liggéey ci ak fi nga xam ne ma leen di wax ci sama présentation fa ma jaar ak yooyu liggéey fa mu di Foreign Press Center ñu mettre ma en relation avec ña nga xam ni parce que Foreign Press Center ñoom ñoo nekk ci département d'état démembrement département d'état la ci ña xam ne Amérique léegi ñu mettre ma en relation ak ambassade Chine bi ma mettre en relation ambassade Chine bi mettre ma en relation ak chambre de commerce Chine bi ak Hong Kong bi ak beneen département seen département énergie bi ma mettre en relation ak ñooñu war ma yónnee léegi information ca compagnie bi ndax alalam nan la toll ndax Aly Ngouille Ndiaye nee na alalam dafa rëy waaye bi ma demee seet alal ba na mu toll ci diggante 2012 ba 2016 rapport yi muy def ci mbirum financier alalu compagnie bi passewul 5 millions francs CFA kon mu di la nga xam ni moom la Karim Wade bañoon def ndaxte indilu ko information ba muy wër di yàq turam loolu la Aly Ngouille Ndiaye nangu ko defal ci ay fen maanaam Aly Ndiaye dafa toog ci kanamu république bi mu fen mu wax li ci kaw li kaw ba ci suuf yépp
dara du ci dëgg moom la leen ex-premier ministre Abdoul Mbaye di wax ba wax sax procureur bi na def enquête ci loolu bu dee moom Abdoul Mbaye dañ ko war arrêté ndax moom nekk na ki nga xam ne gannaaw bi président signé décret bi moom it signé na ci waaye fausse information moom la Aly Ngouille Ndiaye joxe lu tax Aly Ngouille Ndiaye joxe fausse information boobu moom kii di frère président moo dugg ci mbir mi moo tax mu def fausse information boobu loolu moo indi décret du 19 juin bu ngeen ko seetloo ñoom bi ñuy weddi bi ma njëkkee joxe information bi dañu waxoon du dëgg Macky Sall signé wul décret bi Abdoulaye Wade moo signé décret bi waaye bi ma américain yi joxee document bi ba ma génnee ko dañu bàyyi waxatuñu léegi déedéet Macky Sall signé ko dañu wax continuité d'état waaye continuité d'état ci li nga xam ne fenn bi yëpp yow yaa ko sos te ñett ñoo ko sos moo di Macky Sall am Aliou Sall ak ki nga xam ne moo di Aly Ngouille Ndiaye ndax Macky Sall xam na ni frère am moo wax ak moom mu ni Aly Ngouille Ndiaye defal nga mel na ni compagnie bu mag la ni daal di leen signer seen décret ni dem kon boo koy tënk ci mbirum signature du 19 juin les décrets 596 597 noonu la tëddee ci ay fen nañ ko lal ci ay kàcc nañ ko lal ngir lan ki nga xam ne moo dara ko président mën a bénéficier wu ci l'essence bi. waaw salaamaaleykum émission Kii Kan La Babacar Kébé coordinateur ASCAW Italie technicien et réalisateur émission Kii Kan La Baba ñu ngi lay nuyu sama première question mooy li nga xam ni mooy TER mooy train express bi nga xam ne ni moom la Macky Sall defar ak milliards yi ñu coûté est-ce que Baba loolu utile la woon pour Sénégal pour l'instant fi ñu toll nii xaalis boobu est-ce que war doon mën a dem ci leneen lu dul loolu parce que gis nañu Dakar xat na Dakar circulation bi jafe na bëri na problème mbënd maa ngi fi nit ñi amuñu ndox muñ naan problème yooyu yëpp est-ce que gisee ne xaalis boobu war na mën a dem feneen fu dul di ko def ci train express boobu jërëjëf. li nga laajte xam nga TER bi Macky Sall ca njëlbéen ba ca la fen yi daal di tàmbale gis naa ne nag di nga koy toftalee ke nga xam ne moo di Ousmane Sonko waaye ba tey baax na bi mu waxee mbirum TER bi ca APIX dafa génnee mu ni TER bi 57 kilomètres la maanaam Dakar ba aéroport Blaise Diagne mu ni TER bi mu ko lancé sur le plan international ci APIX man ci laa jot document bi kon mu ni 57 kilomètres la nangami gaar ndax yoruma ni document yi sama kii mënuma wax nangami gaar bi exactement mu ni nangami gaar la ak i nangam bi ma demee ma xool loolu ma ne waaw lii projet bu rëy la àdduna di dox ba mu wax ni financement bi génn na nekk na 500 xaw ma nangam ak i milliards waaye bi muy jox information sénégalais yi daf leen jox information première phase bi maanaam mu ni TER bi nangami milliards la diggante Dakar ak fa nga xam ni moom moo di Diamniadio waaye prix boobu mu joxe mooy prix Dakar ak Diamniadio donc waxu leen prix 57 kilomètres yi nga xam ne mooy Dakar ba aéroport Blaise Diagne kon d'abord fen bu njëkk baa ngi noonu bi ma ko njëkkee révélé après gis naa ku mel ne Ousmane Sonko jël na ko foofu moom it mu def ci ay études ba dem ba ni sax dana ëpp 1000 milliards man bi ma demee ba calculer yépp ci 57 kilomètres danay passé 1200 milliards léegi moo lay wan ne d'abord moom ci boppam bi muy def loolu xam na ni déjà mënul tiim Sénégalais li leen wax ni nangami seen ay milliards dinaa ko utiliser ci lii mu di benn fen bu njëkk bi ñaareel bi moom moo di priorité bi ngay wax bi Macky Sall xalaatul li nga xam ne moo di priorité pour ni mën a génnee Sénégal ci situation bi mu nekk ndax ëllëg ndawu Sénégal yi du ci njàng mi du ci faju bi lenn moo omnibulé Macky Sall bi mu yegsee ci nguur dafa donn nguur ci ki nga xam ne kooku moom la ñuy woowee na bâtisseur mooy ki nga xam ne li mu tabax foo dem ci Sénégal dafa nekk ay mandarga donc Macky Sall bi mu ñëwee gis mandarga yooyu mu xam ni kii lu tax Sénégal yi bëgg ko képp koy daw ci tali bi di nga ni lii góor gee ko def
ku njëkk lii ku ko def ñu ni góor gi. léegi Macky Sall moom it loolu la bëgg wane xalaatatul lan mooy priorité yi pour ñu ni lii kat Macky Sall moom moo ko def kon war na mérité ñu jox ko ñaareelu mandat ndax bu ngeen seetloo ñaareelu mandat Abdoulaye Wade ci yooyu nañ ko sukkandikoo li mu fi tabax li mu fi def nañ ko bàyyi mu yeggale ko moo tax ñu bari wooteel ko pour que mu jël deuxième mandat bi. léegi nag loolu moo nekk ci xelam ba mu fàtte priorité yi ci njàng mi priorité yi ci faj mi yooyu yëpp Macky Sall dina ko fàtte ndax lan ndax doomam yi jànguñu ci école Sénégal ñoo ngay jàng ci école américaine bi nekk bi Dakar doomam yi bu ñu demee ba di dem université du ñu jàng foofu ci Sénégal fii ci Amérique ni ngi jënd ndax jëndal na leen fi kër mu di këram gi nekk Houston doomam yi bu ñu feebaree du ñu fajoo Sénégal kon loolu du ay priorité am malheureusement loolu moom moo nekk ci bopp Macky Sall priorité yi daf koy teg fële pour mu indi ay mandarga mu ni suba joxaal leen ma nguur gi ndax gis ngeen li nga xam ne maa ko fi def kooku ku ko gis di ngeen ni waa lii de moom moo ko fi def waaye balaa mu doon def lii la bonne question mooy lan mooy priorité yi Macky Sall li priorité pour génnee Sénégalais yi seen coono du problème am mooy nu muy téye la nga xam ne moom moo di ñaareelu mandat bi te gis nga même 1200 milliards yooyu les données ont encore changé que ni affaire bi dana dem presque à presque 1700 milliards presque à 2000 milliards dinaa ci def incha allah ay documents yi ma ci war génne pour mën ko éclaircir balaa nii. asalaamaaleykum monsieur Baba Aidara vraiment ñu ngi lay nuyu bu baax di la siyaar di la dalal jàmm suñu panel bi di Askaw Monde donc man la Khadim Gueye membre du staff de l'émission si chargé de massification de Askaw Monde donc maa ngi lay poser sama première question muy Baba Aidara pourquoi yow dossier bu ñëw Sénégal rek dañ lay siy gis après ngay def ay révélation yu ëpp solo donc lan mooy sooy source boobu mën la motiver wala lu la may fit nga xam ne da nga siy génn ay résultats yoo xamante ni kenn du ko wetti donc loolu mooy sama première question lan mooy source ak lan moo nekk sa ginnaaw merci beaucoup jërëjëf. merci Khadim Gueye merci administrateur nga signalé ma ni am na question bu ma tëb ci kaw merci Khadim xam nga liggéeyu journaliste moom mënu la wax source bi mënu la wax kan moo koy jox information bés bu la journaliste waxee kan mooy source am rek mooy kooku moom arrêté na nekk journaliste jàppal ne kooku journalisme moom dee na tey jii même bu la procureur indi woon même bu la doon torturer ci biir kaso mënuloo joxe ka nga xam ne moom moo di source loolu mooy éthique bi nga xam ne moom la journaliste di deewaale ndaxte source bi ki la jox information bi borom njaboot la ki la jox information bi ci mbirum patriotisme la ko teg kon dafay nekk benn contrat de confiance bi nga xam ne da ngeen koy am yéen ñaar maintenant la détermination bi nga xam ne moom moo am ci liggéey bi yàlla daf ma defal li nga xam ne comme ni ma leen ko expliqué bi may jàngul ma woon mbirum journalisme man pharmacie laa jàng man dama génn comme pharmacien waaw mais bi ma demee ba liggéey yi nga xam ne dugg naa ko ci àdduna bi loolu yóbbu ma ci domaine communication ba tey ji ma nekk ci journaliste d'investigation yoo xam ne mën naa wax ni tamit ràññee nañ ma foofu ci Sénégal ci bu ñu sukkandikoo si ñu bari lu ñuy wax kon d'abord man dama nekk nit bi nga xam ne dama yàgg ci dëkk bu mu mel na Amérique nga xam ni sensu patriotisme boo fi jaaree nga liggéey ci gouvernement fédéral Amérique bi dafay nekk li nga xam ne dafay mel na drogue ci sa yaram mënuma nag dund ci dëkk bi plus de 25 ans ba pare ma mën di am comportement bi nga xam ne mooy le corrompu mooy ki nga xam ne dafay jubadi ca na muy doxalee benn du question sax xëy na man maa jub déedéet waaye situation dëkk bii ma nekk dafa nekk dëkk bi nga xam ne mbirum corruption gis ngeen fi kaawu Cheikh Tidiane Gadio mi nga xam ni du sax citoyen américain carte verte rek la am tey gis ngeen situation bi nga xam ne nekk man sama bopp loi fédéralu Amérique moom ma tënk d'abord moo am fu ma téye ca nga xam loi bi nag ndax liggéey ci li nga xam ne moo di loi wax naa leen fi ma jaar kon di nga xam ne yow mii am na benn erreur booy def rek sa àdduna yëpp daal di yàqu ma nekk nag dëkk bi nga xam ne tamit droit à l'information maanaam loi bi moo ko santaane journaliste registré nga yore sa carte presse donc tu as droit à l'information maanaam xibaar bi boo ko soxlaa da nga am droit am da ngay woote fa nga war a woote nga jox leen sa carte presse ni daal di vérifier ndegam effectivement tu es journaliste enregistré au département d'État ñu woo la ni la waaw léegi yow
xibaar bi noo ko bëggee par email wala par poste wala par téléphone ñaare man damay wax ci ñetti anam yépp laa ko bëggee noonu laa ko jotee kon damay jot ay xibaar yi nga xam ne ay document lay doon boo ko seetloo dafa am benn waay bi ma demee Sénégal mu ni ma benn professeur la ci université mu ni ma da nga révolutionner presse su Sénégal yow Baba Aïdara da nga révolutionner presse su Sénégal ma ne ko ci nan mu ni ma bi nga commencé di def investigation ci Sénégal di wax boo waxee ba pare nga teg document bi teg date bi teg heure bi mu ni ma loolu dafa tax ne tey jii journaliste Sénégal yu bare bu ñuy wax dañ naan document baa ngi nii loolu dafa def benn influence bu mag mu ni ma dama mës a toog ak suma benn naataango professeur université Anta Diop ñuy waxtaan ba ñuy indi sa wax ci loolu mooy révolution bi nga xam ni indi nga ko ci presse Sénégal kon loolu tam ma ngay rafet lu ko bëgg ay intellectuel demee di ko waxee ndax ñooñu nooy jàngal ñi nga xam ne ñooy suñu ay njiitu ëllëg kon ci information man ci liggéey dama ciy boole un sérieux et un rigueur te du am nag benn sentiment nag du am benn sentiment du am sentiment ni kii dama ko faral kii faraluma ko moo tax bi ma demee ba nga xam ni dugg naa ci journalisme dama fas yéene du ma sax voté ci élection du ma voté ci élection ndax bu ma voté ci élection dinaa jeng ndote jeng bi mooy lan mooy dinaa seet ni kii laa ndara votel kat kon dafa nànk samay wax ak samay enquête wala sama dafay doon li koy favoriser donc boobu sanction laa njëkk defal sama bopp ma privé sama bopp benn droit mooy droit bi nga xam ni loi wu Sénégal moo ko jox mooy falu ak di falaate donc dama éliminer d'abord sama bopp pour que ma mën a libre ci li nga xam ne moom mooy def te nag ku bare ay mbokk nag da ngay moytu tamit ñi lay jox ñi nangam ak nangam juumte nag du ñàkk ci suñu liggéey juumte du ñàkk waaye dañuy jàpp ni juumte bi day fekk ni nga juum honnêtement mooy sa juum bi defuloo ko ndax da nga fen defuloo ko ndax daf la neex waaye da nga basé wu ca la nga xam ne noonu la journaliste wala waxee maanaam ngay waxee ci anam ba nga xam ne lu documenté la lu wér la kon liggéey bi may def bi dama ci boole ak farlu ak patriotisme ak li nga xam ne gëm naa ne dafa war a dimbale askan wi waaye warul nekk lii réeral askan ba tey Babacar Kébé ma ñëwaat rek sama troisième question di laaj Baba Aïdara ci li nga xam ne mooy pétrole bi nga xam ne Sénégal ak Mauritanie dañ koo seq pétrole boobu Baba boo ñu bëggoon a expliquer ni nga xam ne ni noonu la doxee ci licence yi ak contrat yi buñ ci bëggoon a am tuuti rek nga expliquer ñu nan la demee parce que xaw na lëndal ci xelu sénégalais yu bari ñu ngi koy wax ci média yi Sénégal ak Mauritanie pétrole bi nga xam dañ ko seq licence bi da jaarut ci yoon wala nooñu ko mën a expliquer Baba jërëjëf. licence bi nga xam ne dañu ko seq ak Mauritanie xam nga ñun Sénégal dañu amoon Mauritanie dafa nekkoon ci situation bi muy wër pétrole mais Mauritanie dafa yaakaaroon ni ci yenn pàcc yi pétrole ba fay xel bi moo ko moom waaye bi américains yi demee ba def seen liggéey dañu gis ni attention pétrole bii ci teen yi Mauritanie yaakaar ni moom moo ko moom au fait moom rek moomu ko ndax dëgg la bassin bi ma nga nekk foofu ca Mauritanie waaye dafa dugg ci suufu Sénégal boobu mu dugg gémmiñ bi yëpp pétrole bi yëpp ci suufu Sénégal lan dara sotteeku bi loolu amee nag si nañu gis ñaari gouvernement yi ni xamal leen ni ne place bii de booru Marsassoum bassin bii nii wax ni Mauritanie dafa yaakaaran moo ko moom waaye moom ko yéen ak Sénégal ak mbokk yàlla mu def nag mooy liñ doon wax ci mbirum Petro-Tim place ya nga xam ne moom Macky Sall mi xam pétrole Sénégal bi fa mu nekk moom Macky Sall mu joxoon frère am licence boobu léegi si la frère am ñoom it war a profité ci pétrole boobu te pétrole boobu bokkul woon sax liñ doon yaakaar de waaye Macky Sall mi ma leen di wax dafa xam cartographie pétrole bi moom xam na lu bare lu nga xam ne nit ñi xamuñu ko ndax moo nekkoon chef de service banque de données wu Petrosen ca jamono ya nga xam ne ñu ngay wër pétrole foofu ca Sénégal kon loolu bi mu amee am na nag Sénégal ay contrat yi nga xam ne daf ko signé woon contrat yi Sénégal signé ci biir contrat yi dafa défendre intérêt Sénégal mooy code pétrolier bi ñu voté woon bi en 98 code pétrolier boobu tax na ci bi ñuy signé contrat ak compagnie yi nga xam ne ñooy yëngu ci boor yooyu xamaloon nañ leen ne naam ñun 10% nañu am waaye am nañu possibilité te suñu 10% yi dana yéeg ba 20%. waaw léegi nag bi nga xamee ne nag
duggante bi am na ba ñuy wax ni pétrole Mauritanie bi dafay dugg ci bu Sénégal ci ñun ñoo ko dara bokk léegi nguuru Sénégal pour mu gaaw liggéey li ni mel balaa ñuy dem ci élection mu mën a jël xaalis ak ci contrat yi nguuru Sénégal dafa dem nongul Mauritanie li nga xam ne du suñu intérêt donc Macky Sall li mu doon signé noonu def ko ci intérêt Sénégal mais daf ko def ci intérêt moom mu mën a am xaalis bi nga xam ne dana profité def yenn liggéey bi balaa ñuy dem ci ay élection donc intérêt réew mi la teg fële ndax 20% yi nga xam ne dañ ci waroon monter en puissance 20% yooyu daf ko mujj teg ci suuf mooy perte nañu 20% yi nga xam ne dañ ko waroon am de plus 50-50 bi muy wax foofu la naxee sénégalais ndax xam nga sénégalais boo nee 50-50 ah dañ naan kon kii day am 50 ki am 50 ki 100 yi déedéet du loolu 50-50 boobu muy wax mooy 10% yanu waroon am moom nañuy séddoo ak Mauritanie ñu def ko 50-50 maanaam Mauritanie jël genn wàll bi ñun di jël genn wàll au fait loolu moom moo am. asalaamaaleykum émission kii kan la man la Danfar représentant ASCAW à Atlanta bu États-Unis bëggoon dalal seen invité de marque Baba Aidara bi nga xam ne kenn du ko présenté ci public Sénégal ak ci diaspora Baba man benn leeral laa bëggoon nga leeral ñu ko bu baax a baax parce que dama suivroon ca benn vidéo il y a de cela 5 à 6 mois nga doon wax ci compétence Karim Wade bëggoon xam ñun militant wu Karim bëggoon mu nekk sunu président lan la mën a indil Sénégal bu ñu ko fale ak candidature am ci 21e siècle loo ci gis dama bëgg nga xuus ci sa idée boobu leeral ñu exactement lan la Karim Wade mën a indi Sénégal ak Afrique merci beaucoup man la Danfa encore une fois. Candidature seen candidat bi Karim Wade ak lan xam ne mën na indi Sénégal ma ni il a le profil pour génne Sénégal ci situation bi mu nekk da ngeen di gis ni Karim Wade ci parcours am xam nga Karim Wade dàqunu jàng de ñun Karim Wade dàqul jàng kenn Sénégalais dàqunu jàng Karim Wade gënuñu yeewu. Karim Wade dafa am chance bi nga xam ne ñun amuñu ko moo di ca jamono ga muy jàng dafa dem jàngi la nga xam ne moo méngoog no àdduna di doxee tey ci mbirum économie yéen a ngi gis chinois yi yéen a ngi gis investissement yi donc moom la mu jàng moo méngoog ni àdduna di doxee tey waaye du def nu ëpp xam-xam wala daf noo ëpp njàng déedéet la mu jàng moo méngoog jamono waaw moo tax dañ ko koy nongul yàlla may na ko chance ba muy choisir dara di jàngi man ba may choisir di jàngi pharmacie ba di jóge loolu di dem jàngi journalisme Hélène bi muy dem di jàngi journalisme ñun ku ci nekk ñun noo def suñu choix moom mu def choix dëgg ci monde finance tey ji adduna bi noonu lay doxee kon la mu jàng te mu liggéey ci nag ca banque ba nga xam ni tey adduna bi ñu koy doxal ci banque yooyu nañuy jaar loolu moo indi sax xamanteel na nga xam ne moo di émir bi nga xam ne moo nekk Qatar ndax émir bi nekk Qatar bi muy liggéey ci banque boobu émir bi nekk bi Qatar bàyyam daf ko yónni woon Londres mu fay jàng comme émir bi nekk bi Qatar alalam daf ko dugal ci investissement ci mbirum banque yooyu la ndax yooyu nooy doxal àdduna bi émir bi daan ñëw di saytu di def yenn démarches yi ci baayam ci mbirum baayam ca noonu la xamante Karim Wade ca banque boobu Karim Wade doon liggéey moo tax bi nit ñi di fen di wax ni Karim Wade dafay liggéey cashier la yooyu yëpp ay fen la Karim Wade ci position bi gën a kawe bi nga xam ni boobu daal wax dëgg yàlla buñ lay jël da nga war a commencer ci suuf di yéeg waaye bu kawe fii moom munoo ko weesu Karim Wade foofu nañ ko jëlee moom ak benn jarbaatu Habib Thiam kooku sax dafa accidenté ci Genève ci benn kii ñoom ñaar nañ fa jëlandoo jarbaatu Habib Thiam ex premier ministre du Sénégal donc kon li mu jàng moom moo méngoog ni adduna bi di doxee kooku dañ ko koy nangul xanaa nag nit ànd ak kañaan nit ànd ak jalousie wala yooyu waaye wax dëgg yàlla la mu jàng moom moo méngoog kii bi la preuve à nekk bi mu ñëwee jege si papam ci ni ñu gis lu bare émerger foofu ci Sénégal c'est pas pour rien mu ñu tëb ñuy waxu génération du concret donc dafa am li nga xam ne c'est du concret lu nu mën a laal lu nu mën a gis donc mandarga yooyu daf ko wane moo tax mën nañu
am yaakaar ni bu yoree réew moomu ci lancé boobu lay nekk waaye du doon lancé bi nga xam ne tey jii foofu la ko ki nga xam ni moom la ko Macky Sall def mu di situation bu doy waar. kon leneen li ki topp nag mooy li ma wax léegi ci candidature bi xeex bi moom moo koy def waaye jàppal ni candidature Karim Wade lenn rek mooy tax Karim Wade nekk candidat ci Sénégal mooy que le pays devient ingouvernable déstabiliser ce pays là yóbbu Macky Sall confrontation mu daal di xam ni fu mu nekk ni mënatul dara ni reporter élection 2019 organiser ko en 2020 ñi nga xam ne dañ leen génnee injustement Karim Wade Khalifa Sall ñi mën ci bokk ni dem ci gouvernement d'union nationale mais bu nu deful loolu bu situation boobu amul Macky Sall dina organiser élection yi sans Karim Wade sans Khalifa Sall mais yéen tamit da ngeen ànd ak seen xel tamit man du ma nekk président ma am renseignements généraux ma def ay sondage yëpp ni ma waa ji bés bu nekkee candidat da ngay daanu premier tour ma ni waa ji dinaa ko boole ci élection yi loolu mënul nekk te yow xam nga ni waa ji bu ñëwee yow kaso nga jëm ndax li nga sàcc li nga luubal munoo amoo fooy rëcc yoon sa njaboot man bu ma doon Macky Sall tamit Karim Wade du nekk candidat loolu moom mooy dëgg donc li ci am mooy xeex sur le terrain te xeex sur le terrain bu du kenn ku ko mën a ku dul tey Karim Wade léegi nag situation am na il faut que Macky Sall lu koy bett moom moo koy daan Macky Sall lépp lu nuy préparé mu am ñaari fan ñetti fan ñeenti fan daaneelul Macky Sall lu koy bett loolu la tubaab di woowee effet éclair rek moom mooy daaneel Macky Sall waaye Macky Sall lépp li nga xam ne programme nañ ko ñetti fan une semaine ñaari semaine Macky Sall dina ko toj dina ko dajje ndax Macky Sall hésité wul sur les moyens lu tubaab di wax il va pas lésiner sur les moyens alal gi doole gi yëpp dina dugg na ba ci famille religieuse yi am na fa tey ay espion da ngay dugg nga tasanteeg xalifa nga dugg nga waxanteeg njiitu diine nga génn am ku ko woo di ko lii ak lii nañu wax donc dafa dugg partout dans le Sénégal partout à un niveau bi nga xam ne nu ngeen ko xalaatee rek weesu na ko man mii xam naa ci dara ndax du benn du ñaar ay nitam ñëw ci sommet Nations Unies bëgg ma toog ak moom ma lànk donc te ay nit yi nga xam ne doo xalaat ni sax nii Macky Sall am na ak ñoom boobu contact kon effet éclair boobu même ci màggalu Touba bi nga xam ne dañuy wax si la Karim dana ñëw même ñëw boobu baaxul même ñëw ci màggal bi baaxul ndax renseignements généraux yi wax nañ ko ni ko PDS luy yóbbu gouvernement bi réew mi ingouvernable lay wut te bés bu Karim Wade di ñëwee nga arrêté ko dana déstabiliser kii bi kon bu ñëwee bu ko aral peeral ko comme ni nga peeralee yenn cas yi nga xam ne ñoo ngi yaakaar nañu bu ñu ñëwoon Sénégal dañ leen di arrêté loolu mooy dernière information bi ma leen di jox bi nga xam ne renseignements généraux yi bi nu mëjjee tasanteeg Macky Sall jeudi bii passé loolu nañ ko wax dañ ni ko Karim Wade bu ñëwee bés boo ko arrêté dëkk bi yëngu da nga koy peeral ba nga xam ne nit ñi danañ yéen a fi doon wax bu ñëwee dañ ko arrêté dañ koy nanga mu ngi nii kenn arrêté wu ko léegi nag Sénégalais yi affaire bi nooy Macky Sall na nooy la bëgg na nooy donc tey jii avantage yu Karim Wade moo di à quelques jours du démarrage de la campagne électorale mu ni tell ñëw Sénégal déstabiliser complètement réew mi élection du am réew mi jaxasoo mu nekk parce que xalifis yi dinañu ñëw joindre ci buñ ko joindre affaire bi dafay nekk benn effet éclair kenn dootu ko mën a gérer campagne bi dee pëccëxoo kenn mënatul nu ñuy def dañuy mujj arrêté lépp dem gouvernement d'union nationale bu organiser des élections claires et limpides doomaanu Sénégal yu ñu exilé yi doomaanu Sénégal yu ñu tëj te ñu leen tëjee du yoon ñoo ngi ñëpp ku ci ñëw nga samp sa nënd te kii organiser élection yi keneen lay doon waaye du ki nga xam ne moom la lëkkalool sàcc pétrole Sénégal. Oui, monsieur Baba Aïdara, deuxième question, Cheikh Anne, depuis États-Unis moom mooy laajaat ni moom day def ay recherche ci immigration yi di dem ci kaso yi di leen nemmeeku di leen laaj di leen poser ay questions waaye moom bu leen laajee rek day wax ni ñoom gisul teewaayu gouvernement Sénégal ci jafe-jafe yooyu ñu nekk nga xam si nee na ñu bëri ña nga fa ñoo xam si yàgg na fa trop te amuñu ku leen di plaider wala ku leen di jàppale ci yenn orientation ba seen gouvernement di ko dégg
muy laaj loolu yow ban taxawaay nga ci am ak it ndax yaa ngi fi bàyyi xel ci loolu ndax nee na kaso yi nekk foofu ci Amérique latine bi nee na dafa fees del ak ay immigration sénégalais yi nee na tamit yeneen doomi réew ña nga fa waaye seeni doomi réew ñu ngi leen di nemmeeku maanaam ñi nga xam si ñoo leen war a taxaw ñu ngi leen di taxaw à 100% waaye Sénégal daal moom gisul muy nemmeeku ay doomu réew loolu muy laaj ban taxawaay nga ci am ndax it yaa ngi koy bàyyi xel. mooy li may wax li rek ñeneen ñëpp seen ay réew ñu ngi leen di toppatoo nguuru Sénégal loolu du ay priorité am waaw seen doom yi bu nekk ñu ci kaso yi talu na ko maa ngi lay expliquer sénégalais bi nga xam ne dafa doon xaru kooku tey jii nguuru Sénégal du benn yoon du ñaari yoon laa leen informé ci li nu mel ak yeneen sénégalais yu nu jàpp tey jii boo ko seetloo 90% de sénégalais yu nu rapatrié delloo leen ñooñu ñëpp tey bu nu amoon ay avocat à l'heure mooy avocat spécialiste ci déportation wala avocat wu immigration ñooñu tey jii du nu dem donc immigration bés boo toogee nga ni nangami milliards ñoom ñoo koy dugal ci réew ñooñu kon dañuy peser dara ci économie réew moomu la kon nguur daf leen war a seet nu mu leen di protéger te nu mu leen di protéger mooy mu teg ci ñoom ay jumtukaay mu teg ci ñoom ay yoon yi nga xam ne ñooñu fa nu nekk du ñu fa gaañu tey jii nguuru Sénégal bu nu arrêté woon mbirum député diaspora bi nga xam ne amulu nu njëriñ bu nu arrêté woon département wu Sori Kaba bi nga xam ne amulu nu njëriñ ni jël ñaari spécialiste ci immigration kenn ki nga xam ne spécialiste déportation la kenn ki spécialiste ci mbirum dugal ay affaire u kayitu immigration kon tey ji di nga gis ni tey ji ñooñu dinañu mën a jël en charge xale yooyu la ba tey ji du consul wala nguur gi du sax dem avocat yi loolu moom mooy doon seen liggéey te loolu ko ay liggéey yu même pas $200,000 la par année ay salaire mu ëpp mu gën a néew lool milliards yi nga xam ne moom ngay investir ci loolu donc ce qui est clair mooy y a pas une politique sérieuse du gouvernement pour protéger ñi nga xam ni noo di doomaanu Sénégal yooyu te nag ci kanam la jëmaa day gën a yées xanaa beneen nguur ñëw ndaxte ñi nga xam ne tey jii ñoom ñoo fi nekk defuñu benn proposition bi nga xam ne gis naa ko ni tekk ci table bi nga xam ne dina mën a saafara li ni mel kon dafay gën di yées rek waaye du doon li nga xam ne moom mooy soppeeku pour nag sama wàll man li ma mën a def mooy ma informer nguur gi ndax nguur rek moo mën a toppatoo loolu man tamit nag mënuma dëkk nag di wër ci kaso yi déedéet dem naa ñaari yoon ci ay kaso benn bi nekk Arizona benn bi nekk ci New Jersey waaye tamit du man sama liggéey ndax lépp lu may def rek ci sama poche lay jógee nguur joxuma ko organisation joxuma ko parti politique joxuma ko du lu ma mën a wax rek mooy ma siwal li ma siwal nag ka nga xam ne moo ko mën a saafara moo di nguur waaye amugoo nguur gi nga xam ne taxaw na pour saafara li ni mel. asalaamaaleykum waa Askaw Monde maa ngi leen di nuyu man la Abdoulaye Mbodj maa ngi fete fii ci Rome waa di ñëw ci question bi rek bañ a guddal di rafetlu nangul bi ñu Baba Aidara nangul invitation bi di ko poser question rek mu jëm ci rapport IGE bi jëmoon ci Fesman bi te mu concerné woon Sindiély Wade ak ñi nga xamante ni ñoom la doon liggéeyal ñu ni woon nag ci presse bi ak yenn ci militant wu APR yi nii rapport boobu dafa épinglé Sindiély ma doon laaj Baba Aidara rek est-ce que loolu c'est avéré ou non wala déet léegi bu fekkee ni rapport boobu dafa épinglé woon Sindiély mu expliqué ñu bu fekkee ni aussi épinglé wu ko aussi mu expliqué ñu xam parce que dama ko déggoon mu wax ni mi ngi ak rapport bi loolu la bëggoon mu éclairé ñu ci jërë ngeen jëf di leen di sant di leen gërëm te di rafetlu émission bi jaa ngeen jëf. kay Khadim amul benn rapport IGE bu épinglé Sindiély Wade rapport IGE bi lii la wax dafa ni bi nu demee saytu alal bi nu joxoon Sindiély Wade wax nañu xalal bi kan ak kan ci kan la jaar ndegam foofu waroon na fa dem waaw alal bi mënoon na dem ndax commission yi loolu moo doon directive yi nga xam ne daf ko waroon topp dafa war a jaar fii jaar fii jaar fii léegi IGE mu ni alal bi ni mel ci administration Sénégal nu mu tëddee kenn waru ko woon jox Sindiély Wade ndaxte Sindiély Wade
amul ay notion ci comptabilité maanaam jàngul mbirum comptabilité ak yooyu kon kenn waru ko woon jox boobu alal waaye alal bi ci gestion bi ca moom na mu ko yoree amul dara li nga xam ni mën nañ ko ci reprocher IGE def ay recommandation ni bu ñuy topp Karim mën nañu topp Sindiély Wade ci yoon waaye kenn mënu ko topp ni dafa luubal alal bi déedéet dañ koy topp ni kay moom amul notion ci comptabilité warul woon yore boobu alal loolu moom mooy blâme loolu nañuy woowee blâme loolu condamnation bi maanaam mooy nii condamné la ay 2 millions yoo war a fay wala nit tëj la sursis mooy lan mooy ñetti weer yi nga xam ni dootoo mënati def délit bi nu mel waaye doo ko tëdd kaso da ngay nekk li nga xam ne moo di sursis mooy ku ñu tëj ñetti weer sursis mooy ki nga xam du tëdd kaso waaw kon loolu la rapport bi wax waaye rapport bi dafa am ñeneen ñi mu épinglé cette fois-ci mooy Sow mi nga xam ne moo doon ministre bi Aziz Sow je crois la tudd ak ki nga xam ne moo di Lay ministre du tourisme bi ak ka nga xam ne moo di Loum Diagne boobu nag moom moo ci am importance ndax Loum Diagne boobu dafa lëkkaloo ka nga xam ne moo di ministre des finances mi nga xam ne moo yore woon gafa yi réew mi kooku tey jii bi ñu ko woowee fa nga xam ne moo di CREI bi mu waxee CREI bu ngeen ma fi indi dinaa fi débale li nga xam ni république bi sénégalais yi ñooy jóg dem fekk président de la république ci palais daal di koy génne ca nañu bàyyi woo Diop mi nga xam ne moo nekkoon ministre des finances woowatuñ ko CREI Loum Diagne boobu nag nga xam ne moom moo lëkkaloo woon ak Diop jaar ci suuf liggéey ci ay milliards yi nga xam ne ba tey jii kenn gisul lan nañu liggéey ñoo kooku la IGE wax ni dañ ko war a topp ci mbirum justice dañ ko war a topp te kooku tey jii moom mooy nekk bailleur maanaam ki nga xam ne mooy financé tey jii big time fondation wu première dame loolu nag moom laa doon wax ci ay émission ma ni Macky Sall dafay wax li ko neex waxul dëgg dafay fen rapport IGE bi waxul parce que man maa ngi rapport bi ci nañu dem ba tiit ñu ni génne benn décret Clédor mu nga leen koy wax l'autre jour ci télé bi ñu ni dafa am document bu nu sàcc palais document bi rapport IG la dañu ko sàccee palais te document boobu ku ko génne yoon daf lay topp xam nga lu tax ndax mooy un rapport qui n'est pas déclassifié président rek moo am droit déclassifier rapport IG ndax moom rek la loi wax moom mën a yónni IGE mu def enquête kon boo ko seetloo rapport bi moom laa koy wax ma ne que li ngay wax ci Sindiély Wade ci affaire Fesman bi bu dee dëgg la déclassifier le rapport bi waaye yow yaa ngi tëb di wax waxu rapport dafa topp Karim Sindiély Wade waaye comme yaa ngi wax waxu rapport bi dafa topp Sindiély Wade mais au nom de Dieu déclassifier le rapport kon kay déclassifier ko benn yoon ndax yaa ngi wax waxu rapport pare nga téye rapport bi te man nee naa la benn yoon fukki yoon juróom-ñaari yoon que ni rapport bi li ngay wax waxul li ni mel rapport bi lii ma leen wax loolu la wax te Loum Diagne boobu lu tax mu bañ a génnee rapport bi Loum Diagne la bëgg protéger ndax Loum Diagne tey jii nekk na ci ki nga xam ne bokk na ci ñu ëpp alal bu ñuy dugal di ko jox ki nga xam ne moom moo di fondation première dame di Marième Faye Sall et loolu moom mooy problème bi kon jàppal ne rapport IGE bi amul fu mu toppee Sindiély Wade ba justice war a def ci moom ay daan yi nga xam ne daf ko ndara gaañ loolu moom mooy dëgg te man am na benn instant bu mu bindee Karim jotuma Sindiély mais ni ko Sindiély am na droit mu bind lettre inspection générale d'État pour que lettre bi ni demander ni déclassifier la nga xam ne moo di rapport boobu président di wax dañu tuumal rakku ki nga xam ne moom moo di Sindiély Wade mais malheureusement je ne sais pas ndegam message bi jot na yegg ci Sindiély Wade mais man maa lay wax ni tey ji beneen nguur bu soppeeku bu fi ñëwee dina la génneel rapport bi nga xam ne moom lay wax ndax man maa ngi rapport bi beneen mbir bi nga xam ne am na dafa dem mu commandité beneen rapport pour que rapport boobu mën a incriminer mën a dugal Sindiély Wade rapport boobu ñaari inspecteur yi koy liggéey yépp man maa ngi ak seen tur te rapport boobu pare nañ ko mu nekk un faux rapport pour mën a accuser ki nga xam ne moo di Sindiély Wade waaye bi mu déggee ni am naa rapport IGE bu njëkk ba ca lañu ca la téye loxoom te rapport bu mujj bi mu commandité bi nangu ko publier parce que xam ne bu ko publier dinaa publier beneen bi ni leen dafa publier un faux rapport bii mooy publication bi nga xam ne mooy rapport bi nu njëkk bi génnee te bii mooy rapportu dëgg bi loolu nag
ci la génnee benn note de service procureur bi wax ni dafa ay document yu ñu sàcc président de la république te document yooyu képp ku ko publier loi dina dal sa kaw loolu la constitution wu Sénégal wax loolu la loi wu Sénégal wax rapport bi nga xam ne kenn déclassifié wu journaliste ak koo mënti doon boo ko génnee loi bi dafay dal sa kaw te ay ati kaso la kon rapport si affaire Fesman bi jàppal ni Sindiély Wade amul benn instant bi nga xam ne épinglé na ko ñu mu épinglé kay tey jii mooy ñoo ñi nekk ci wetam te li ci gën a doy waar am na cabinet bi nga xam ne tey dañu bëggoon jël Sindiély Wade mais tey jii rapport IGE boobu Macky Sall di wax ni moom moo tax na dafa sàcc xaalis dafa nangam rapport boobu tey jii moo tax tey jii Sindiély Wade mënul am liggéey boobu waaw loolu mooy révélation bi nga xam ne naa la ko defal liggéey boobu tey jii mënuñu jël Sindiély Wade te dana ko soxla waaye loolu nañu teg ci table bi kenn bëgg nañu xam ndegam dëgg la dafa jël alalu askan bi wala déet. Gnimanding Sambou encore. Ma deuxième question est, vous, monsieur Aïdara, qui avez participé à la chute de Maître Wade, comment vous vivez aujourd'hui en voyant les Sénégalais souffrir de dictature? Gnimanding Sambou, comme tu l'as si bien dit que j'ai participé à la chute de Maître Abdoulaye Wade. Je ne sais pas qu'est-ce que vous entendez par chute de Maître Abdoulaye Wade, mais j'ai la conscience tranquille que je faisais mon travail de journaliste. Tout ce que j'ai dit dans le journalisme, tout ce que j'ai donné comme information, c'est encore dans la toile avec des éléments et des documents. Maintenant, comment je vis l'après-Wade? Comment je vis l'après-Wade, c'est ça donc la question. La deuxième question qui est comment je vis l'après-Wade? Je vis l'après-Wade avec beaucoup de déception. Le régime avec qui on croyait aller élaborer des programmes qui allaient sortir les Sénégalais de la situation actuelle, cette situation si empiré. Ce qu'on dénonçait au temps de Wade, c'est empiré. Malheureusement, c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, une grande déception. Donc, il n'y a rien qu'on peut dire de plus qu'une déception. Et à tous les niveaux, et dans tous les segments de l'État. Dans la vie de cette jeune nation, Macky Sall, en conclusion, je peux te dire qu'il a dessus de long en large. Baba encore pour demander une question d'actualité parce que kenn mënu la am comme invité te demander wuma la question politique muy concerne notre candidat Karim Meïssa Wade par rapport ak li nga xamante ni biographie am la li nga xamante ni moom mooy expérience professionnelle am mais aussi li nga xamante ne de par ses réalisations yu mu fi def bi mu nekkee woon ministère yi ko papam dénkoon wante aussi di wax ni nguur gi nga xamante ni mooy le régime actuel dafay def tout pour jéem a bloquer la candidature de Karim Wade est-ce que foofu noonu lan la ñuy doon xaar ban taxawaay nga yaakaar ni moom la Union européenne war a taxawee moom la les États-Unis war a taxawee moom la la population sénégalaise war a taxawee wante fi nga xamante ni foofu lañ ko yóbbu exil yi tamit moom la war a taxawee muy dowaa ga mu nekk par rapport ak état Sénégal foofu aussi bëggoon naa aussi nga jox ñu fa un peu sa xalaat merci Baba merci c'est gentil merci. ci candidature Karim Wade loolu moom bu dee ci droit rek waxu droit moom weesu nañ ko ndax fépp fi nga xam ne droit dafa libre fépp fa nga xam ne justice dafa moom boppam justice wax na ni Karim Wade waxu yemul rek ñi dañ ko tooñ waaye dafa ni nañ ko jox ndàmpaay. xam nga ku ñu dem ba ni wax da nga ko jox ndàmpaay kooku waxatul léegi weesu nañu waxu tooñ léegi kay dañuy wax kay tooy dañuy natt léegi tooñ ba ca na mu toll ndax dañ ko natt moo tax ni bañ ko nattee ni da nga koy jox ndàmpaay waaw donc mbirum Karim Wade dootul mbirum justice waaw moo tax toujours bu may dégg nii wax ni dañuy dem procès dañuy dem di def appel mooy comme bu Khalifa Sall bi damay wax ni avocat yi daal duñu sonn wax dëgg yàlla ndax mbir mi dootul mbirum justice te balaa ngay xam ni mbir mi dafa doy waar Nations Unies ñun Sénégal ci mbootaayu xeet bi dafa am fu nu mës a gisee suñu diplomatie et c'est la première fois dans l'histoire diplomatique de ce pays-là mu am incident am ñu ni Sénégal réew mi yow yaa tooñ te da nga tooñ sa doomu réew te da nga ko jox ndàmpaay loolu dafa garaaw gis nga coup d'état bi mu amee Gambie
pour ma wax la rek diplomatie Sénégal fu ko Nations Unies tegoon gis nga coup d'état bi mu amee Gambie bi Yaya Jammeh di daaneel Daouda Diawara bi délégation wu Diawara bi demee ay ambassadeur am ñi nekkoon Londres ay ñooñu ñëpp dem gisi Boutros Ghali mi nga xam ne moom moo nekkoon secrétaire général Nations Unies bi ñu demee ci Boutros Ghali daf leen wax ni loolu mënaguñ ci wax dara ndax Sénégal waxul dara xam nga loolu dafa rëy réew am coup d'état ñi naan Nations Unies ni mënu ci wax ndax Sénégal waxul dara loolu dafa résumer tout waaye ci nguuru Macky Sall le Nations Unies boobu doon wax ni Sénégal waxul dara ci coup d'état ba am ca beneen réew si la wax ni yow da nga tooñ te ki nga tooñ da nga koy jox man kii donc mbirum Karim Wade candidature am dootul voie politique te gis na ni ma leen ko waxee woon mu neex mu naqari dinaa ko répété waat Karim Wade xeex bi ca moom rek la des bu dee PDS bi nga xam ni ñenn ñi ni ngi leen di critiquer wax dëgg yàlla PDS seen jaan wàcc na ndax nit dinañ la tëj kaso PDS def congrès nit ñi nekk ñi libre ñi nekk ci salle bi yëpp ñëpp tënk seen bëgg-bëgg kan moo bëggul nekk président aka bari intellectuel yi ba nekk président ci PDS waaye ñoom ñëpp tënk seen loxo banque seen tànk ñu ni kii nga xam ne tey tëj nañ ko ci kaso te tëjuñu ko yoon tey moom mooy nekk suñu candidat loolu mooy wan mooy pour def pression ni Karim Wade mii dafa war a génn mu di benn ñaareel bi Karim Wade tey jii ñi koy xeexal ñii tey ñooñu duna ay Farba Senghor de ñooñu ñoo doon ña nga xam ni ñoom Farba Senghor doon lekk ci alal bi ñoom Pape Samba Mboup faalewuñu kenn tëfli nañu ñëpp saaga nañu ñëpp tey jii ñi nga xam ne tey noo nekk ci wetu Karim Wade na ngeen xool tey jii ci seen ki nga xam ne tey jii moom mooy jiite seen association bi di Hélène xamul sax Karim Wade mais bi mu gisee ni lii du yoon si la teg tiyam te pourtant nag ak mënoon nag nekk ci gouvernement Macky Sall te dinaa leen ki defal révélation xëy na moom musu leen ko wax te elle sera surprise que man ma wax ko keroog bi ki nga xam ni moo di Moustapha Niass bi mu fas yéene dem di liggéeyal ki nga xam ne moo di Macky Sall Hélène bii nekk na ci nit bu mu njëkk toogal ni ko ñëwal yanu sa bagage ni dem ni liggéeyal Macky Sall Moustapha Niass kooku na ngeen laaj Hélène ndigam loolu am na wala amul Hélène ca la bañ daal di arrêté ak moom ca benn restaurant nañu tase foofu ca Paris waaw mu convoqué ko wax ko li ni mel ni que situation politique ay rebondissement la ay nangam situation bi nangam ak atame ki nangam kon nañu gàddu suñuy bagage ñu dem Hélène bañ donc ñooñu yéen ñi tey di karimis yi tey ji yéen ñëpp na ngeen seet seen démb ndegem bénéficié wu ngeen ci dërëm laa wax dërëm ca la nga xam ne mooy PDS 12 ans yi mu nekk ci pouvoir boo ko seetloo seen groupe bi ku ci nekk tey ji bu ne yëkkateel sa loxo di nga yëkkati sañ ngaa yëkkati sa loxo ni mësuma am ci ñoom dërëm te pourtant tey ji yéen a ngi def ay panel Karim moo ëpp panel ci àdduna bi Karim moo ëpp tey jeunes yi nga xam ne ñu ngi ko topp te jeunes yooyu PDS bi mu nekkee 12 ans ci pouvoir amul leen benn njëriñ ay doomu Pape Samba Mboup la amaloon njëriñ ay doomu Farba Senghor la amaloon njëriñ ay doomu Serigne Mbacké Ndiaye la amaloon njëriñ ay doomu Souleymane Ndéné Ndiaye la amaloon njëriñ yéen coono toog ngeen seen waajur yi sax du ñu am lu nu lekk toog ngeen seen waajur yi du ñu am li nga xam ne loolu nañuy fajoo tey yéen a ngi sacrifier seen bopp ci Karim Wade kon ku ci nekk def na wàllam xam kan moo defagul wàllam Karim Wade ca boppam moo deful wàllam muy neex muy naqadi muy taw wala muy neige Karim Wade moo deful wàllam nit munoo ni dëng nit jox la noonu ci ay confiance nga ni méng toog munoo communiquer kenn naam man dinaay waxante ak moom te dama lii may waxante gi dama ko koy wax ma ne que ci àdduna bi mës nañu gis président bu gumba maanaam président Comore nekkoon na président ba naax fàtte sax ni dëkkam am na ñaari atu année blanche sëtam moo ko fàttali gis nañu président bu demoon ba gumba ku mel ne Bourguiba waaye président bu muuma adduna bi musu ko fal te nag Karim Wade mënut a nekk muuma bëgg jiite Sénégal te Macky Sall ka nga xam ne lépp la mu yëkkati ci kaw ba ci suuf mooy te yow doo nekk candidat nga yaakaar ni di nga toog ci fële ca àll ba Sénégal moo weesu loolu la nature a horreur du vide Karim Wade situation bu crise bu am tey ba ñuy wax ay Madické Niang ma ngay dem ay kii ma ngay dem fii crise boobu moom Karim Wade moom moo ko dundal Karim Wade moo waral situation bii di empiré wu luy dëgg moo di dafa war a jóg mu wax ak nit ñi ndax man ci communication xam naa ni sax ci jamono bii du période bi nga xam ni mënati na wàcc Sénégal
lu tax ma ni mënati na wàcc Sénégal du moment bu propice parce que Macky Sall lépp lay briser li nga xam ne teel na ko yëg kon waaye at least nga waxanteeg askan wi les moyens de communication léegi dafa yomb communication jafeetul téléphone moo gën a yomb ci àdduna bi les systèmes de communication tey jii Karim Wade bu ñu nee woon nii panel yi ngeen am yëpp munu ci jox ñoo waxanteeg yéen kon tey jii yéen ñëpp seen yaram dana tàng ni tey panel nangam am na Karim Wade daal di dugg si nuyu leen féliciter leen ni leen jàpp leen ci maa ngi ñëw kon tey jii dana remobiliser les groupes dana remobiliser groupe bi waaye Karim Wade deful lu ni mel kon ñeneen ñi muy ci PDS muy ci Karimis yi mooy ñu ko bëgg ñeeg ñi ko xam ñe te nag du question wu rek je vous dis ay intellectuel ay professionnels yi nga xam ne dañ ko gëm ni moom mën na génnee Sénégal ci situation te du benn yoon du ñaari yoon wax naa ko ci ñi nga xam ne mën nañu jiite tey Afrique boo ciy génnee ñetti ñeenti juróom di nga ci boole Karim Wade par force waaye nag pesum kanam borom moo koy fajal boppam waaw mbir mi kenn mënu ko faj ku dul moom président bu muuma kenn musu ko fal ci àdduna bi. waaw salaamaaleykum Amadou Diallo Wakaam maa ngi ñëw rek di nuyoo si panel bu mag bi nga xamante ni moo nekk Askaw Monde di nuyu suñu sœur di Hélène di nuyu itam kii animé li nga xamante ni mooy émission bi di Babacar Kébé sama collègue sama frère. waaw di sargal aussi Baba Aïdara si vraiment ni mu nekkee citoyen ni mu nekkee aussi journaliste investigation bu xamante ni réewam jaral na ko lu nekk parce que dama ko naw fan yii rek mu jël avion ñëw ba fii Sénégal di topp machine boobu nga xamante ni mooy produire jël ndoxu douche yi di ko def ndox mu yëg ne mu ngi Afrique de l'Est mu xam ne fii réewam la mu jaral ko mu bàyyi léppam dagg bi avion di topp machine bi ba fii si Ndakaaru di ko topp ba Pikine Nord si technopole bi mu topp ko ba fekk ko foofu yëgal ko askanu Sénégal te machine bi ñëw fi depuis 2015 te ñi waxuñ ci dara après ma dégg ñoom yeneen i nit di ci wax ñun itam ñu attaqué leen ne leen bu fekkoon ne machine bi lu ñu inversé lañu ko doon ñii même bu ñu defee lu tuuti dañ koy wax kon machine bi li mu fii liggéey baaxul mais dañu xas keroog journalistes yi nekk ci réew mi parce que ñu sénégalais yu bari bu ñu defee micro trottoir nee nañ leen yéen journalistes yi xanaa journaliste amatul Sénégal parce que boo leen toogee ba dara dugg ci réew mi bay produire dara Baba Aïdara mi nekk ba États-Unis nekk journaliste di topp tànk yi ba fii mu toog ci télé yi rajo yi dénoncé ko kon vraiment ñi nekk Sénégal yëpp di def journalisme war nañu damm seen xalima suur boobu man foofu laa la nawee ak li nga waxee itam ci pétrole bi ci li nga xamante ni moom la famille Macky Sall nga ne ñett ñi ci tax rib muy Aly Ngouille Ndiaye ak Aliou Sall ak Macky Sall loolu muy lu am solo ma bëgg nag nga yaatal ko ba nga xamante ni loolu dana yaatu ñëpp mën ko xam ci kàllaama bi ñu nàmp muy olof nga leeral ko Sénégal yi yëpp maa ngi lay sant di la gërëm di la wax ne la vraiment Sénégal yi yëpp kontaan nañ ci yow booy xool Sénégal yi bi nga fi ñëwee fii nii ci Sénégal def fi loolu ba léegi moom la ñuy waxtaanee ba léegi di waxtaan sa patriote di la fonk ci li nga xamante ni bëgg nga ko sa réew vraiment Baba Aïdara merci le combat continue. ok jërëjëf mon cher Diallo xam nga waaw man nag xam naa ni loolu sax micro trottoir tax na ba journaliste Sénégal yu bare mere nañ ma boo gisee yenn bind yu bon yeeg yu ñaaw yi sax ñoom ñooy nekk ci suuf di ko def mais loolu amul solo li ci am solo mooy réew mi li nga xam ne daal wax naa ko ci mbirum ndox mi lépp lu ma wax rek Bill Gates ma nga xam ne moo di ndeyu mbil ma loolu la wax Bill Gates wax dëgg yàlla indi na xam-xam bi indi na alalam indi na idée bi
waaye Bill Gates wax dëgg yàlla fenul lépp la mu wax rek mooy li nga xam ne mooy la am moom fenul de moom tubaab bi fenul de ñay fen kay ñoom ñooy bëgg défendre léegi nag xam nga li ma expliqué ci ndox mi moom leer na ba noppi maanaam Bill Gates moom moo ni dafa am 2 milliards doomu aadama yu toftal 400 millions yi nga xam ne amuñu accès ci ndox bu baax bi ñuy naan ba tax na mu gis ni war nañu defar machine ba nga xam ne dana mën a def li ni mel léegi nag loolu nag ca la dem mu gis ñi defaral ko machine boobu kon machine bi la ka tax a jóg cosaanam moo di 2 milliards nit yooyu te amul ak 400 millions yi amuli ndox kon xam nañu lan mooy ndayu machine bi journaliste bi indi waxu courant beeg yooyu kooku journaliste Amérique la moom moo ni Bill Gates yow sa machine boobu xanaa ku ko jënd ndox mi boo ko naanee weer dootoo mar wala xanaa machine boobu moom boo ko jëndee noo ciy génnee ndax ndox mi loo koy jaay sa machine bu mag bii ak ni nga ko expliqué lu muy jël ci courant dafay bare Bill Gates ni ko waaw lu muy jël ci courant dafay bare waaye jàppal ni du soxla courant wu keneen moom machine bi mooy defaral courant boppam ndax ndax gannaaw kër yi bu leen di wëlbati di ko defar di ko soppi ndox am na matière bu ciy génn matière boobu mooy doon courant te courant bi dana ci liggéey lu doy ba nga xam ne moom sax lu muy jël ci courant day néew ci la machine ba la muy génne ci courant ba la ëpp ci courant bi sax yow mii moom machine bi mën nga jaayi courant bi te boo jaayee courant boobu te machine bi yow muy wëlbati tamit dana ci defar la nga xam ne moo di engrais te engrais boobu tam mën nga ko jaay kon ni jàpp ni Sénégal est-ce que Sénégal soxla na engrais boobu na Sénégal moo am ICS Afrique de l'Ouest Mali Gambie Guinée Bissau dëkk yi bari nekk yi suñu wet ñun ñoo leen di jaay engrais kon xam nga ni problème mu engrais amuñu ko problème mu courant bi ma demee ci machine bi xool tourné ci booru machine bi de partout amul fenn fi nga xam ne ni ngay jël courant ci machine bi di ko jaay askan wi wala amul fenn fi nga xam ne Sénélec dafa jël courant bi ci di ko jëlee ci machine bi kon jàpp nañu kon ñaar ñooñu ni toftal ànd ak machine bi kon jàpp nañ ña amul kon du dëgg kon dañuy dellu ci la Bill Gates wax la taxoon mu sos machine bi moom Bill Gates ci biir vidéo bi mu defal boppam moom bi mu naanee ndox mi moo wane tamit moom moo dem mu wane tamit la nga xam ni moom moo di ab xale bu jigéen bu yore ay ndox di ko jaay man waxuma dafa def ndox yi ci sachet de waaw waaye ñoom seen vidéo moo wane li ni mel kon da ngay gis ni ñoom ñoo wax li nga xam ne man loolu laa wax man loolu laa wax kon da ngay gis ni kon fen bu amee ci ñoom la fen bi jóge kon dañuy delluwaat léegi ci cosaan wi lan moo taxoon kon machine bi am machine bi kon ndox moomu moom moo taxoon ma am waaye xam nga werante xurxaan tekki tubay la man li ma wax borom machine bi moom moo ko wax te borom machine bi moo jaar ci télé yi moo jaar ci rajo yi moo jaar ci journaux yi ba ci journaux espagnol yi sax wane nañu lu mu wax waaye xam nga lu may wax werante xurxaan tekki tubay la booy dem ba di lëkkaloog ñooñu am nga ay accord yoo signé soxlawul di woo journaliste yi di weddi soxlawul di woo kenn di weddi demal rek nga génne contrat bi ngeen signé ak Bill Gates contrat bi bu ngeen ko génnee contrat bi dana spécifier lan moo waral machine bi foofu ci Sénégal loolu rek moom mooy wax ji te contrat bi ñoom ñi ngeeg moom léegi nag man damay xaar ba nu génnee contrat bi bu nu génnee bu dee faux contrat la contrat boobu lay jël ma demaat ci télévision yu Bill Gates demoon man leen Bill Gates dafay fen ndax moom moo ni woon machine bi pour defare ndox la waaye machine mu ni pour defare ndox la te machine bi ñoo ngi koy testé ci Sénégal te moom moo ni ci rajo yi man sama bopp ni tontu ma ñu ni ma machine ba ma ngay def la ka tax a jóg maanaam di defar ndox foofu ci diwaanu Sénégal kon tey ji leer na nañ soo kon léegi loolu amatul benn explication léegi liñ ci war a wax kay moom moo di nañu génnee contrat bi ba nga xam ne moom moo di wane ni lii moo tax machine bi nekk fa loolu rek moom mooy explication bi mon cher amul soxlawul di dem gauche droite di expliquer nañu génne rek contrat bi ñoom ñi ngee contrat bi te contrat boobu duñ ko mës a génne parce que contrat boobu bu dee dañu dem falsifier beneen contrat bi nga xam ne fen la Bill Gates di leen topp ci fen yi ndax Bill Gates mënuwul delluwaat ci kanamu média bi di leen wax non machine bi kon Sénégal bi ñu ko fay testé lii bokk ci ndax Bill Gates waxul loolu ci kanamu média wu Amérique bi donc pour tënk wax ji rek nañu rek delluwaat rek ni génnee contrat bi loolu rek moom may wax léegi nag ci loolu ñoom ONAS dañu wax 9 millions de dollars xaw ma boo ko dana nekk 4 milliards et quelque
ci CFA nañ ñu wax 9 millions te leen Bill Gates joxe ci lan anam la leen ko joxee lan moo tax bi mu leen di mëgg jox 60 millions de francs CFA nañu wax lan moo tax Bill Gates jox leen 60 millions de francs CFA loolu yëpp jëmale ko ci machine bi nga xam ne moom la ñuy installé Dakar rek coow li jeex. waaw jërëjëf grand baba ñi ngi ñëw rek di la sant xam naa li duuf ci nag wi yëpp xaju ci cindi comme benn waxtu la ñu mayoon rek xam naa ni incha allah dañ koy dagg fii beneen yoon rek di la wax ni la madame la présidente Hélène de la Chopin mi ngi lay sant bu baax ak responsable yi askaw yëpp ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ci nangul gi nga xam ne nangul nga ñu ko invitation bii nga xam ne ñëw nga fii di waxtaan ak ñun ci askaw waa askaw yëpp ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax ni jërëjëf Baba responsable yëpp kontaan nañ staff émission Kii Kan La ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm di la wax Baba rek sa kàddu yu mujj tàggatoo ji dem ba beneen yoon jërëjëf. asalaamaaleykum staff émission Kii Kan La seen sœur Souka Seck may dugg rek pour remercier suñu invité de marque bi notre frère Baba Aïdara nekk journaliste boo xamante ne àdduna bi kenn dootu ko présenté ci temps bi mu ñu accordé pour nangu nekk tey suñu invité du jour ci émission Kii Kan La merci beaucoup mon frère Baba Aïdara bi ñu éclairer question yi nga xamante ne moom lañu la fi demandé nga répondre ko avec pertinence merci beaucoup. salaamaaleykum staff émission Kii Kan La maa ngi nuyu ñëpp seen tur ak seen sant di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di rafetlu suñu émission bi ñu am tey ak suñu invité de marque muy monsieur Baba Aïdara di journaliste investigateur te vraiment kontaan nañ lool si teewaayam tey si staff émission Kii Kan La vraiment suñu émission bi nga xam ne suñu émission phare la muy Kii Kan La ñu def ko ak moom si staff bi donc ñu ngi koy remercier bu baax di ko wax ne man la Khadim Gueye coordinateur Askaw Bagdad nekk chargé des réseaux sociaux et massification Askaw donc nekk aussi membre du staff émission Kii Kan La merci beaucoup ñu ngi lay remercier bu baax monsieur Baba Aïdara à très bientôt merci jërëjëf. leen di remercier ci invitation bi léegi ki nga xam ne laajoon na ma li nga xam ne bëgg ngeen ko utiliser comme communication ci campagne électorale bi par rapport pétrole bi am bi Libye la muy jëriñ libyens yi ak bu Sénégal bi léegi dinaa leen ko defal exposé li nga xam ne mën nañ ko utiliser thème de campagne te amuma benn problème bu nu demee ba nga xam ne yéen a ngi pare ci communication ci campagne bi ak yooyu ci li nga xam ne bëgg ngeen ko di débattre ci panel yi ci rajo yi ci télé yi ma indil leen ci ay sujet ni traité ndoo ko ensemble du sama xel rek mooy doy ñun ñëpp ay borom xel nañu ñun ñëpp ni joxe idée ngeen tënk ko mu nekk ab say bi nga xam ne da ngeen koy gàddu bu ngeen di dem ci rajo yi bu ngeen di dem ci télé yi bu ngeen di dem ci panel yi nga xam ne lu ngeen wax kenn du ko mën a teggi xanaa ku nekk naa fekk. yes. yàlla sunu borom fa bind doomu aadama waaye yamale wu leen. asalaamaaleykum jàmm ak jàmm xewal ak xewal la. gaay maa ngi leen di béggee bu baax di leen siyaar. waa seen xarit seen doomu nday seen rak kooku di Chérif. maa fi dikkati di faytin nii ci kaw rimbin nii ndax bëgg singin ni ninin nii waaye xam naa ni waa angle ba njaaxle seen xel a ngi toll ni Pikine nii yes donc son bi ma koy dédicacé képp koo xamante ni yaa ngi nooy Double H waa di ko may waa Askaw Monde waa maa ngi nuyu coordinateur yi ak coordinatrice yi waa di nuyu militant ak militante yi combattant yi ak combattante yi et di nuyu coordinateur yi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp nag waa di nuyu suñu kilifa yi yëpp ñu nekk ci biir panel yi maa ngi leen di bëggee bu baax di leen siyaar waa daa nekk affaire bi moom mbiru yàlla la ñoo bokk ndey ñoo bokk baay ñoo bokk benn combat kon bokk amul seral la lii de affaire yàlla la
non loolu moom du dañ. yes maa ngi nuyu suñu futur président kooku di Karim Wade di nuyu madame la présidente Hélène de la Chopin et Assane Diop depuis aux États-Unis di nuyu Babacar Kébé depuis Italia sama jinne bi gay Cheikh maa ngi lay bégee bu baax di la siyaar et di nuyu Khadim Gueye Mami Diaw bégee naa la siyaar naa la waaw sama xarit Kol Crazy béton armé ciment plâtre sama sœur kooku di Suka Seck maa ngi lay bégee borom Thiès yesaay aca yes vous êtes connecté câble Scott c'est branché sur Aska au monde mais c'est la voix du cœur la puissance à l'état pur la puissance à l'état de Gerkach la puissance à l'état Bamakat yes yes accompagné de DJ Koubé Fo Novaganson Blends waa borom 2 ans 2 dents sanji fula ñim fula e sol fula somonda kele dama ne tankaw ni baraji ada koy tama muku dogo e bari sabta bala karanke mada alkodi yes jëlal waa mais sama best grand Babacar Kébé maa ngi lay bégee maa ngi lay siyaar bu baax sama cerveau yes non affaire bi askaw monde la affaire bi askaw la ñun askaw la ñu wax nag amul ragal la amul seral la e ca kaw ca kanam nko ñaato ane santo yes waa gay Cheikh maa ngi lay bégee bu baax sama jinne bi di nuyu Khadim Gueye e Mami Diaw depuis Mbour Suka Seck borom Thiès daanaka c'est la famille benn combat la benn objectif yes jëlal e gars yi affaire bi neex na ba pare daanaka 2019 rek la ñuy xaar yes bégee waa sama gars yi lu neex du doy nag waa di leen big up yéen ñëpp big respect à vous yes almal naal sula sima bani jata kenya almal naal sula kairola almal naal be tankala katani kata tolma sentani sentantol e sima ya ba jata kenya anin laba kunyema aja ala barka bari mal